mbir mi ak chaîne bi ni mu demee dama tiitaat ci réew mi ndax xam naa ne l'injustice àgg na ci sommet te yàlla bëggul tooñ. keroog bi ñu ma jël see man xaw ma lu tax ñu jël si ma. xamoo déedéet. sentiroo dara une semaine ay fan avant. mukk bi amuñ problème dugg nañ ci néeg bi nag wër lu ne fu ne jëlee na fa daal benn pistolet boo xam ne dafa yàqu. war naa ko ci procès bi. ñu naan leen nañ génn avocat yi wax nañ leen génne leen pistolet bi. pistolet bu yàqu boo xam ne xale yee ko doon fooyee damay def man xale yi may yar ku ma ci gis mu yor loo xam ne luy xaw a niroog brutalité la. ma jël sànni ci kees gi. bant sax boo ko yoree dama naan jël leen bant bi bala moo gaañ xale. Aliou Ndao quartier bi mu nekk di fa dund yow xam nga ci dara. dafa ma nekk waa quartier bi yépp am ak ñoom jàmm. mais man ak xam gu ma xam malheureusement le système occidental ak ni ñuy xeexee diina. bett na ñëpp waaye man bettut ma. ndax ñëlee ngeen ne daan naa leen wax ne. gis ngeen jullit ñee ñuy tooñ ca réewi penku ya di leen diaboliser na ngeen bàyyi xel ne tooñ ya fii la jëm si ndax même système bi la. Imam man li ma comprendre mooy lu tax ñu tànn la. lu tax ñu tànn la. ñëw sa kër heure boobu. ak brutalité bi nga xam ne Matar expliqué nga ko plusieurs fois. alors que boo déparé Ndakaaru jëm Kaolack quand même. di nga romb ay jàkka ay daara ay kër ay imam. ñu romb ñooñu ñëpp ñëw sa kër man loolu laa mënul comprendre. am na sabab. am na sëñ Matar a ngi noonu. gis nga année boobu dama woote bind lettre gouverneur préfet. maire autorité yi yëpp ñenn ñu nekk dañ leen a yóbbul lettre invitation. yóbbul leen plan de développement local bii ma lay wax. plan de développement local bi gis nga buñ ko doxaloon. quelques années banque classique yëppay daan. waaw yëppay daan. kon da nga tegoon système mbir mu waroon a daaneel banque yi. yëpp te itam nit dootul lebati xaalis ñu teg ca centime. intérêt yi. intérêt yi. ndax dafa am ci biir lu ñuy tuddee finance populaire. boo xam ne peuple bi ñoo koy créer delloowaat ko ci biir peuple bi. loolu ñi nga xam ne dañ bëgg a dund ci suñu deret. bëgguñu ko dañ ko seetaan. est-ce que boo jógee woon fii tey Ndakaaru di dox ba Kaolack da nga fi gis imam boo xam ne mu ngi bind loo xam ne buñ ko doxaloon quelques années. banques yi daanu. bëriwul. bëriwul. kon lii sabab la ca. gis nga ngoon gi may jël si noonu. maa ngi waroon def ak waa quartier bi jigéeni quartier bi benn rencontre kër Soxna Ami Diouf pour gaaral leen plan de développement local bi dañu commencé woon di structurer région bi di sillonner région bi. di structurer région bi yëpp Murit Tijaan Xaadir Ibaadu. ci biir structuration bi fu ñu fi dem dañ naan leen bu leen xàmmee jullit bi ak chrétien bi ci solidarité sociale. da ko doon xaj banque yi ay clients. problème moo tax bi ngoon googu bi ma demee kër Soxna Ami Diouf. ma gis ne kenn ñëwut ma xam ne yaa quelque chose. nga dem kenn ñëwut soxna yi kenn ñëwut. te ngoon googu mooy ci guddi gi la jël. ci guddi gi lañ ma jël si. nga dem ci ndaje mi ngay waroon a daje soxna yi kenn ñëwut. mais imam Ami Diouf ñëw ne ma daal xam naa soxna yi dañoo am ay problème moo tax ma yaakaar ne daal duñ mën a ñëw. mais am na ñu wax ne am na ñu doon dem ci yeneen i réew yu ci mel ni ay Nigéria di ko fréquenté. mu ngoog doon ñëw ci sa daara ñëw ci sama daara. ndax loolu yëgoon nga ko wala xam nga leen wala am na. xale yaa ngoog sama daara nit mosut fa jógee dem Niger. sama daara nit mosut fa jógee dem Nigéria. Maxtaar moomu nga xam ne mënu ci Maxtaar Joxaane ñu ne maa ko jàngal. xale yaa ngi Maxtaar jàngalu ma ko. moo tax mbir yi ay mbir man gis nga keroog bi ñu toogee ci tribunal may déglu rapport bi. ñu naan Aliou Ndao dem na barab sàngam. jiite na fa réunion sàngam dama ne waaw xanaa kon beneen Aliou Ndao la. waaw te loolu moo ci dossier fi ma toog lépp lañ bi noir sur blanc. dafa am lu may leeral ci li imam wax. parce que lii. dama ci doon waxtaan ak président directeur général yàlla na yàlla yokk leeram
amiin. dossier imam Ndao mi ñu ci traité man ak moom matin soir ba 4 heures du matin 1 heure du matin sax dañ ci doon wax. ndeysaan. bi ma duggee lu ma génn balaa may informé dama ko doon wax. très bien. lii nga ma tontu ci takk der bi ñëw. ki nga xam ne ñu ne dañuy dem Nigéria. di ñëw di fréquenter sa daara. président directeur général li ma tontu daf ne ma. am na takk der boo ma ne parce que wax njëkkoon naa ko ne ko am na takk der bu ko infiltré. nekk fa di julleek moom di photo ak moom. loolu yëg nañ ko ci suñuy source boobu kii wax nañ ko. mu ne ma jumaam jooju ak daaraam jooju. ni takk der bi ñëwee moom xamul fu mu jógee. voilà ñeneen ñi it mën nañ ñëw parce que daara yàlla rek a leen ñor. te mu bañ a xam. fan la jógee. loolu président directeur général. moom moo ma ko wax. tuumaal nañ la aussi ci presse yi. maanaam ne li ngay wax dafa tàng. maanaam da ngay wax nit ñi nañ xeex nañ def lii ainsi de suite. bi ma ko laajee de ko loolu daal bokk na ci liñ koy. discours mu ne ma nañ jàpp yàlla mooy terroriste. parce que moom moo wax loolu ci alxuraan. très bien. moom président directeur général wax na loolu yàlla na yàlla yokk leeram. te it man déglu naa say presse. ci li nga ne fédérateur diine. déglu naa la nga def. waxtaanu am solo ni jigéen war a mel ci soxna Jaaratullah ci màggalu Poroxaan. très bien ñu doon suivre religieusement donc kon li nga wax ne dafa am ay mbir yu bëri yoo xam ne dañ ko lal ci mbir mi dafa mel ni loolu da koy firndeel. jërëjëf. te umpule woo ne même ñaari at yu mujj yooyu. pencum sëñ Bassirou Mbacké mi ñu dendal. ci fukki fan yu mujj ci weeru koor conférence yu mag yi ñu fay organiser toujours kenn lay doon ci conférencier yi. ki nga xam ne dafa bëgg a teqale. bëggul koo xam day ñëw di fédéré. problème bi yëpp lii la. Imaam xëy na ba lay Pape Sané di jërë man dafa am lu ma bëggoon laaj. bi ñu la demee ne ca xeet ca Kaolack jëm ak yow Ndakaaru. laaj bi njëkk bi mooy nga ne ci oto bi ànd ak ñoom. waaw di la indi. luñ la wax ak bi nga ñëwee jàkkaarloog procureur ensuite le juge d'instruction. ñetti nit yooyu ñi nga àndal ci oto bi. le procureur le juge d'instruction lan lañ la wax ñoom. loo xam ne xëy na mën nga comprendre ne loolu moo tax ñu jàpp la. ñi ma indi ñoom. waxu ma ak ñoom. ngaanguñu. déedéet Kaolack ba Ndakaaru. ba Ndakaaru ñoom ñu ngi wax seen wax man maa ngi nekk sama diggante ak sama borom ma itam. jéemuñ la toroxal ci oto bi jéemuñ la brutaliser. bi fajar jotee it fekk ne man dama di yéegaale ak njàpp. ci biir oto bi xam naa ne fajar jot na. ci biir oto bi lay julli. nga julli ci oto bi. waaw. mais bi nga génnee sa kër avant ngay dem tribunal am na beneen étape am na lu xew foofu ci diggante bi. avant may dem tribunal. waaw dañu ñëw jaar ak man directement gendarmerie. gendarmerie lañ wàccoon ci guddi googu. waaw voilà ci guddi gi bi ñu jógee gendarmerie. foofa la yenn oto yi resté yenn yi ànd ak man ñu continuer sur Dakar. bi ma ñëwee daal jël nañ benn néeg bu lëndëm boo xam ne fa lañ ma denc. mën naa wax ne presque ñaata semaine ñaari semaine de. ci benn néeg bi. ci benn néeg. néeg bu lëndëm maanaam amul làmp. am kooku bu fekkonte ne sama bët yi nekk na bët yu xaw a doy waar sax. dama fay jógee vision moom dootuma ko am. néeg bi nii comme nii la mel. am na benn tapis bu ndaw benn mat la bi nii la mel exactement. cuir la ci ngay tëdd. 2 semaines de garde à vue. 2 semaines. de garde à vue. ci lu loi bi wax ni ñaari fan la war a doon. voilà 2 semaines. loola seetlu naa ne vraiment man ma fa jaar te itam néeg bi am na ay sonorisation yu ñu fi def yoo xam ne day mel ni ay salive. salive yoo xam ne dañ koy amplifier ba mel ni day ubbi sa bopp bi. pour nga bañ a nelaw. waaw pour nga bañ a nelaw. torture pour nga bañ a nelaw. waaw pour nga bañ a nelaw. moo lu ñu la wax sabu salive. maa ko doon après nga teg fa 15 jours doog a gisee ak procureur. door a gisee ak procureur. mu wax lan. waaw bi ñu ma indee ci procureur li ma njëkk a laaj mooy ndax xam nga li ñu la fi indee ma ne ko déedéet. mu ne kon xamoo lu ñu la fi indee ma ne ko déedéet. waaye daal leer na ma ne moom. ci tooñaangee lañ ma fi indee. ndax nit ki moo xam boppam. lii bis ci camp pénal toog naa man juge d'instruction directeur bi nga xam ne moo sant Dia. mu laaj ma ne woon ndax amuloo dara looy tawat ma ne ko yàlla laa koy tawat. jaaji jaay. waaye du yéen laa koy tawat. mag doo ko jëlee këram
andi ko toroxal ko jéngu ko jéng ay loxo jéng loxo yi nii lañ ko def mel ni ku jàpp ponkalum criminel waaw takkal la mënul ah dañ la takkaloon mënul nga indi ko nag di ko laaj ne ko ndax amuloo loo may looy sàkku ci man mu ne am mën a koy xelaatu ko kenn laa am ku may sàkku ci moom muy Allah subhanahu wa taala directeur mu ngi may dégg man moom juge d'instruction léegi nag bi ma laajee ne ma kon xamoon la fi indi ma ne ko déedéet mu ne ma gendarme yi waxuñ la dara ma ne ko loolu ñu wax xaw ma ko ay problème mu terrorisme lañ may tudd ay problème mu benn association de malfaiteurs lañ may tudd mu ne ma ne ko loolu ci yéen laa ko déggee moo tax xaw ma ko voilà enquête yi nii la demee ba mu terminé. ñu tey la fa ñetti at ñaar ba ñetti ñaari at ak juróom-ñetti weer. waaw juróom-ñetti weer. te comme di maam Khady dañ la du woon ci benn place dañ la doon yóbbu fii. yóbbu fii yóbbu fële dem nañ Ndar. kii bi nga demee procès. li nga wax ne moom nga daj camp pénal. moo gën a métti li nga daj ci néegu lëndëm bi nga daj. est-ce que mën nga si ñëwaat. bu baax te itam loolu dama ko war di wax. pour adduna yëpp xam ne li ñuy tuddee justice. ci réew mi ak respect du droit humain amu fi ndax nit waroo koo dugal ci benn néegam moom dong man sama ndek ak sama nekk xet gu bon laa doon noyyi 24 heures sur 24. Ablaye may ñëw laata ma koy wax it woo naa takk der yi ba ñëw may leen. ñu ñëw taxaw na le may leen dugg si leen ñu jege si leen ñu ne non ñun fii la ñu taxaw may leen kon yéen néeg bi sax nangu leen ko jege mais nag li may wax ak yéen mooy sunuy takk der ngeen respect laa am ci sama réew. te am na ñaawteef yoo xam ne vraiment bëgguma ko génnee àdduna di ko dégg ne lii mu ngi am Sénégal. Ablaye gi na leen. mais dañ ko war a wax. ma wax ko chef de cour ne ko nag bu dakkul sama visiteurs yi njëkk a ñëw dinaa leen wax ñu dem ci réseaux sociaux yi vilipender ko. mu ne ma non léegi waaye ñun danañ ci taxaw mais yooyu ñun bu fi amee jaaxal nañu xamuñ ko weddi ko complètement. d'accord keroog ba fa juge d'instruction ñëwee ak benn substitut procureur directeur camp pénal taxaw ma wax ne lii mu ngi am ci biir kaso bi ñu weddi damay leen noonu maa ngi jàpp nañ jublu penku léegi waat bu fekkente ne lii may wax amul xet gu bon gi ak chauffage bi ñuy chauffé néeg bi bu amul yal na sama bakkan wuy ji boromam léegi nag yéen ñëw leen ngeen waat ñu waat juge d'instruction ne ma non fii parce que ñun suñu système waat bokku ci. d'accord seen système a neex. d'accord imam lu ma lay laaj. alors imam lu ma lay laaj mooy bañ defee procès ñu setal la. bàyyi la nga génn est-ce que sa avocat yi jël nañ décision saisir les juridictions internationales ndaxte dañoo gis ne sa ak sa yelef dañ ko bafoué aussi l'autre question dama koy poser Pape Sané. est-ce que torture waaw d'accord mais après mën nga ko boole tontu dama bëgg a xam comme que yow da nga nekkoon takk der est-ce que torture dañ ko fii nii dañ koy def mais de manière très très officieuse est-ce que am na fi ba léegi donc imam yaa njëkk a tontu voilà samay avocat loolu lañ naroon li nga wax mooy topp leen ci yoon waaye ñun ci li ma doon wax léegi ci l'islam dañu am référence muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tooñ nañ ko dóor ko ci biir Makka ba dammu dégg jëm ci àllub Médine rey njabootam mais keroog bi mu demee ba ubbi Makka conquête de la Mecque jàkkaarloog ña ko doon def loolu yëpp ne leen tey nag lu ngeen foog ne moom lay def ñu ne ko mbaax rek mooy leen baax rek lay def jéggal naa leen topp ma kenn lenn loolu leçon la boo xam ne ñun jullit ñi ñoo ko moom moo tax avocat yi bi ñu bëggee topp ci yoon damay leen bu ñu leen topp ci dara dañ jégal leen waaw dañu war a dundalaat sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam d'accord comme li ko di pour l'acte de torture mal yusri yusra maanaam gannaaw ay tolof
ay bànneexa si topp comme ni nga ko waxee noonu sànq mais tamit ñu gis ci laata Pape Sané di ñëw ci sa nekkaayu foofu noonu ci kaso ba am na it yeneen étape yu nit ñi fesalul mooy ne jot nga fa tawat ndax xawoon nga amoon na ay genre ay wëccu ay yu la fa daloon yu nit ñi bàyyiwul xel suñ borom nag def na ci kéemaan boo xam ne gis nga sama xale yaa ngi nii man at mu jot dama daan sibiru ñaari yoon moo tax xam naa ne bi ñu ma jàppee li seen xel njëkk a xalaat mooy bu sibiroo ci biir kaso bi mais gis nga depuis ñu ma yóbbu camp pénal maanaam lañ ma téye laa gëj a sibiru allahu akbar malgré xeet yu bon yi may noyyi chaleur bi may noonu loolu waxoon naa ko fii jarul répété waat maa ngi nelaw normal di lekk normal mbirum suñ borom rek la imaam di jaamu yàlla normal imaam est-ce que doon na am ay financement yu koy dimbale ci tabax juma wala tabax ay kër yooyu noonu ndax amoon na ay financement yu jógee bitim réew imaam yàlla def na moom ba mu jàngee ba ñibbisi dafa toog rek dew ma bitim réew sàkku ji ay financement aw ma benn bailleur boo xam ne mooy financé Aliou Ndaw am na fi nag ay bonne volonté yoo xam ne alhamdulilahi rabbil alamin ñoom bàyyiwuñ daara ji ma tudd ci ku mel ni Ibrahima Niang tukkikat la ñoom Aliou Ñaan ñoom ñoo njëkk a ñëw ca daara ja tabaxal ma fa lu mat juróom benni classe tabaxal ma fa jumaa mais Aliou Ndaw moom mosta dem di laaj ndimbal ci naar yi masulam dara mosul dem maa ngi sama mbay mosu topp sama jur sëñ daag mi ñëw na fa jaar na fa yàggul dara ñun ñu ngi ci àll bi di bay di sàmm di yar sax ganaar ngir lan préserver suñu pas-pas amul ay taalibe bitim réew aussi yu fa am ay daara ak yooyu man amu leen ay taalibe bitim réew yu fa am ay daara ak yooyu comme lii comme ñoo xam ne formé nga leen jóge ci yow bëri na ñoom ay daara bitim réew bëri na mënuma leen a lim daara ji mag jama yor ne rek fam ne ne man na juróom benni daara loolu nag bokk tax xale yi nga xam ne génne nañ ci daara ji dem samp seen daara mënuma la wax nu mu toll bëri na trop mais man am na lu mu junj léegi ba ci bitim te dafa am solo mais man am na lu mu junj ndànk maam Khady waaw maam Khady vas-y Pape Ndiaye Pape Ndiaye waaw dama ne maam Khady am na lu mu junj léegi te dafa am solo maanaam waaw yow bañ la jàppee li tubaab bi wax trembale maanaam dañ la jële kaso bi yóbbu la fële ñi ngi fàttali ni Rëbës la tàmbale woon mais à part avant ngay dem ak camp pénal am na yenn prison yoo jotoon jaar nañ Ndar def fa presque 6 mois indiwaat ma Rëbës ma defaat fa presque 2 mois ñu jëlee waat ma Rëbës yóbbu ma Cap Manuel def naa fa presque ñaata weer jege na ay 7 mois 8 mois foofu lay door jóge yëpp ma camp pénal xanaa visite yi da doon bëri mbooloo mi la fay fekk wala peut-être dégg naa prison boo dem rek xale yi détenu ñëpp a ñëw ànd ak yow ne la yaay jiite kii est-ce que du diiraan boobu lañ doon ragal loolu moom vraiment dama ciy jaaraat parce que man bi may dégg prison dama doon jàpp ne ay nit ñu doy waar a fa nekk ay nit ñoo xam ne ñu yàqu lañ mais yàlla xam na ne gis nga néeg bi ma njëkk a dem ci Rëbës chef de kii bi chambre bi maa ngi fàtte turu Diouf la sant ndeysaan yàgg na fa bi ma demee la ma gën a yéem ci ñoom mooy yërmande ju ñu am ci seen biir malgré conditions yu difficile yi yërëmante ci seen biir solidarité bu doy waar ndax am na ci ñoo xam ne amul ku leen andi lekk mais bu lekk yi ñëwee dañuy boole lépp teg ñëpp tim lekk loolu laa fekk ci prison bi fekk fa imaam boo xam ne itam waxtu julli wu jot ma ngi ci kanam yàlla def na nag bi ma foofu yàgguma fa yaakaar naa def ma sax lu mat semaine ñu yëpp ma ndar bi ma demee néeg bi ma duggaat chambre 6 loolu même chose laa fekkaat keroog tisbaar ji ma àggee dañ na ma ca kanam ma nekk di jiite commencé di leen jàngal ñoom ñëpp ndeysaan ñu intéressé wu jënd ay kaye ma commencé di jàngale mais taxawut foo xam ne dañ ne maison d'arrêt et de correction nit ñëw di jàngal détenu yi ñu ne nañ ko séparer endoctrinement lañ doon ragal boobu. d'accord waaw man foofu lañ ma commencé nag isolé di ma jox sama néegu bopp. d'accord nag ñu ne parce que waruma jonjoo ak yeneen détenus yi ndax dañ leen di endoctriner. d'accord Pape man imam man dafa am benn jàngat bi nga xam ne jàngat bu particulier la ci dossier am. man am naa chance
lire procès verbal bi procès verbaux yi. xam nga ñu bëri nag li leen nax ci dossier imam ci presse bi ñu leen nax ci dossier imam mooy c'est le rapport d'enquête. rapport d'enquête bi nga xam ne moom la gendarme yi def. képp ku ko lire. billaahi buñ la tagalee imam Ndaw nii yow sa bopp da ngay jël paaka rendi ko. waaw ngay rapport d'enquête. dëgg la c'est un ramassis de mensonges des officiers de police judiciaire. mooy maanaam ñoom seen xalaat lu leen neex. lañ ciy def ñoom lañ ciy def c'est-à-dire le procès verbal moom mooy refléter la ngay wax ak nit ki mu lay tontu. ok loolu mooy. na wax li ci PV yi. mooy PV. waaw ok mais leur rapport. ko waxul ma wax ko de. c'est un plus du PV mooy li nga xam ne officier de police judiciaire moom mooy toog. di xalaat su ko neexee nag sax ne ko fekk naa fa mitrailleuse moom bu ko neexee mu wax ko. parce que on a dit dañ ne ci loi Sénégal l'OPJ dafa prêter serment mooy maanaam son serment la lii mooy li ma wax dëgg la. waaw donc loolu moo tax on a très vite fait en sorte que alimenter une diabolisation ci imam mais boo liiree le procès verbal. vide. waaw exactement. mooy benn li ma ci bëgg a wax foofu xam nga mooy lan. mooy suñuy nguur il faut qu'il fasse très attention. gis nga les services de police et de gendarmerie particulièrement les services de renseignement. dañu am ñaari mission rassurer l'État. ak des fois mission tiital État. si. gis nga boo jëlee François Mitterrand. la nga xam ne toute sa carrière sa vie politique sa vie de président de la République la nga xam ne moo ko mës a métti ba muy dee mooy ce qu'on a appelé le coup de la cellule antiterroriste de l'Élysée. mooy quand les gendarmes de l'Élysée ont inventé le fameux attentat des Irlandais de Vincennes. monter un coup wàcc fa fekk ñu fa dara comme kër imam dem woo seeni ay contacts dans la pègre teg fa ay armes teg fa ay grenades teg fa ay bombes ne gars yi ñoo ko moom. procès boobu ba tey ji 82 ba tey mu ngi daw France ba tey ji mënagul sotti. parce que dañu dem ba finalement ils ont eu accès aux archives de l'Élysée et ils se sont rendu compte que kii di le commandant Proutot qui gérait la cellule ak son adjoint Paul Barry ñoom ñaar ñëpp ay fen nañ doon fen loolu c'était pour lan pour tiital njiit ki xamal ko ni que tu dois yow da nga ñu war a soxla te tu dois penser à nous war nga ñu yaakaar war nga fexe gis nga man bi ma liiree dossier Imam Ndaw bi wallahi azim loolu laa njëkk wax ne que ce dossier a été fait pour intimider le président. C'était pas un dossier qui a été fait sur la base de faits réels. mooy benn yéeme na. deuxième fait bi mooy lan. mooy dama ne comme président dafa yéeg moom it nekk à la mode di nekk ci terrorisme bi comme ñëpp ñu ngi naan terrorisme mu naan terrorisme moom it. mu nekk ci certains ont dit que c'était une opportunité. mooy maanaam tey jii. est-ce que c'était pas le bon coup c'est-à-dire que au lieu que ce soit les officiers de police ñoo ko defar ak yooyu wala les enquêteurs que l'État se dise même que là il y a une ambiance mondiale on parle de terrorisme un peu partout on sait que il y a beaucoup de financement dans la lutte contre le terrorisme est-ce que quelque part l'État ne se dit pas que c'est le bon coup nañ ci jàpp. et pourquoi cibler nag pourquoi cibler Imam Ndaw. oui mais dinaa ñëw pourquoi cibler Imam Ndaw parce que si c'est la Moustapha. dinaa ñëw pourquoi imam. vas-y waaw xam nga pourquoi ça a été imam. Maodo Makhtar dafa wax lu am solo sànq. nee na dafa amoon ñu infiltrer imam. effectivement. soo xoolee. la DST mooy la direction de la surveillance du territoire. ñoom dañu considérer woon imam mi comme une source ouverte. déglu bu baax li may wax de. mooy maanaam jàppoon nañ ni que imam ña fay ñëw mën nañ fa taataanee ay éléments yi nga xam ne dana leen permettre ñu remonter ay informations sur le terrorisme ou sur le blanchiment d'argent ou sur l'association de malfaiteurs. loolu moo pratiquement je crois bien mun naa ci juum mais lii nga xam ne moo taxoon DST di intéressé wu à l'imam
je crois que c'est ce qui a été à l'origine de la précipitation pour ñu jàpp ko parce que la concurrence dans les services de police et de gendarmerie kooku ça coule de source ñëpp ko xam c'est dans tous les pays rivalité la jàpp nañ ne xëy na ñii fay dem nii yëg nii am na fa dara donc ñun nañu gaaw dem téye ji ko moom il a été une victime collatérale man dama waxoon à l'époque ci Dakar Times bi ñu ko téye ma bindoon ma ne gisuma juge Sénégal bu sañ a entrer en voie de condamnation par rapport à ce qui existait dans le PV et puis pour être plus sérieux Moustapha booy lutter contre le terrorisme c'est des crimes spéciaux donc il faut une administration policière spéciale il faudra une administration judiciaire spéciale ñun fii Sénégal on n'a pas un parquet antiterroriste on n'a pas de juge antiterroriste jànguñu ko xamuñu ko bu ñu ko condamné on l'aurait condamné sur la voie du droit général mooy le droit code pénal général